asalaamualeykum mbokki yéen Jalaaw man Issa Seck ci turu monsieur le maire Massamba Mbeng ànd ak sama ay naataango conseils municipaux ñun ñoo ñëwoon fii tey di sàkk waxtaan ak askan fan yi ñu génn yàlla dafa dogal ñu sumb benn projet bu ñuy wax construction d'un centre socio-culturel bu nga xamante ni conseil municipal bu bees bi nga xam ne moom lañu fal ci janvier 2023 bi daf ko fi fekkoon conseil municipal balee sumboon ko ba tegoon ci sax première pierre mu am nag ay coppite yu yem rek yu am ci projet bi coppite yooyu nag mu mel nii dafa am ay yenn ci population yi yu nga xam ne dañoo yëkkati seen kàddu am daal nu ñu ko gisee mu sabab nag ñun maire yi ñun ñi nga xam ne ñoo nekk di liggéey ci biir maire bi ñu warloo ak askan wi ay leeral ci yooya bi ci njëkk comme ni ma ko waxee léegi centre socio-culturel bi nga xamante ni mooy mbir mi conseil municipal bi fi njëkkoon a nekk ñoo ko commencé woon ñu defoon benn pose première pierre ci benn site bu nekk fële ca diggante Nditax ak Njangal maanaam boo jógee Nditax boo laataan yegg ci lycée bi jëm ci càmmoñ ñu doon ci ànd ak AGETIP ñun nag bi yàlla defee ñu ñëw war ko yeggale bi ñu yëgsee xool projet bi fi ñu ko waajal pour def ko ñu gis ci ay rëq-rëq ak ay jafe-jafe ya nga xam ne suñu responsabilité mayuñu ñu continuer projet bi foofa bokk na ci jafe-jafe yooyu bi ci njëkk mooy dañuy wax ne problème juridique la maanaam mbirum yoon la xam nga yoon dafa am ci Sénégal nu mu mayee ñu tabaxe ak fu mu mayee ñu tabaxe ak fu mu mayul ñu tabaxe foofu ñu ko def yoon dafa mayewul ñu tabaxe parce que foofu ci biir domaine public artificiel de l'État la nekk domaine dafa am domaine national ak domaine public de l'État domaine public de l'État am domaine public de l'État domaine public artificiel de l'État ak domaine public naturel de l'État foofu bokk ci domaine public artificiel de l'État yan ñoo bokk ci domaine public lu tax mu bokk ci domaine public artificiel de l'État mooy que tali bii nga xamante ne mooy la route de Yène mbir mi ci pegg tali bi la nekk lañ ko bëggoon a tabaxee et tali bi nga xam ne mooy la route de Yène dafa nekk une route départementale am na sax ay mbébét yu état bi am pour convertir ko une route nationale parce que léegi état dafa am ñaari classement route nationale revêtue ak route nationale non revêtue mais bu ñu jàppee ci route départementale bi mu nekkoon route départementale dafa ne tali bu ñu xasee ba def ko classé ko route départementale dafa moom 20 mètres à droite 20 mètres à gauche te projet bi fi ñu ko bëgg a def dafa nekk ci biir presque 15 mètres yi à gauche bu fekkee ne da nga jógee Yéeni Géej jëm Njangal loolu day tere ku ci ne ci ñun muy population muy mairie nga tabax fa donc ñun ci mairie bi bu fekkee ne dañu ñëw ñu am nekk démembrement de l'État war a aar emprise route nationale yi ak route départementale yi waratunoo am sañ-sañ ñëw di fa tabax donc parce que bu fekkee ne ñun ñoo war a aar loolu waruñu ñëw di ko yàq loolu tax na délibération bu ñu fa defoon warul mën a nekk délibération parce que foofu du domaine national domaine public de l'État la domaine public de l'État maire yi mënu fa def délibération mënul dem tabax fa surtout lu mel ni loolu beneen bi ci yokk problème technique la du ma ci sori mooy que foofu yoonu ndox la spécial yoonu ndox bu bëri la sax boo fa tabaxee
da ngay jaxase ndox mi ni muy demee yoonam te loolu ñëpp xam nañ ne du jur fitna rek lay indil ka fa nekk. donc ñu jàpp ne boo jëlee ci ñaar ñooñu rek loolu mënu fa nekk te ba pare yokk ci ne fi ñu ko def digganteem ak tali bi xat na xataay ba nga xamante ne kër yi nekk ci gannaaw maanaam da ngay yàq seen dund. ñu jàpp ne daal lii daal njuumte am na ci bu dee comme noonu la demee nag ñu ne bon nag nañ ko jëlee fii yóbbu ko faneen nag effectivement dafay fekk nga yóbbu ko ci espace public parce que mënoo dem fu ne nga samp ko fa ci biir seet espace public fan la dese ci yéen parce que loolu aussi lu fi jafe la ñu gis ne kat fii ñu ko implanté nii ci plan lotissement Yéni Géej ak Yéni Kaw dañ fa prévoiroon parking pour le stade de Yène maanaam mooy stade bi foofu ci parking am la bokk bi ñu xoolee gis ne kat mbirum stade mbirum sport ak mbirum centre socio-culturel ak a dëppoo parce que mbirum jeunesse ngi ci mbirum culture ngi ci donc mbirum social a ngi ci te stade loolu donc ko tax a jot ASC ñëpp xam nañ ko association sportive et culturelle defe naa ne ñoom ñooy football foofu donc bi ñu gisee ne ñaar ñi kat ñoo bokk atte ñu ne bon fii kat war naa baax looloo waral ñu yóbbu ko foofu naam nag am na ñu koy ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu doon interpellé ñu ngi doon xalaat ndax mbirum Yéni Géej laag maire bi fi nekkoon Njangal la dëkk maire bu bees bi Yéni Géej la ñu naam du loolu jàpp nañu ne sax maire bi fi nekkoon da ko yóbbu Njangal parce que Njangal la dëkkoon ñu nit monsieur le maire Massamba Mbeng musul xalaat Yéni Géej ak Yéni Kaw Jalaaw dong la fi nekkal dafa fekk rek fii la stade de Yène nekk foofu aussi mu am espace bu nga xam ne jàpp nañ ne disponible na mobilisable na léegi pour ñu yóbbu fa projet loolu mooy premier point bi nga xam ne ñu bëggoon ko leeral ñi nga xam ne ñoo xaw a jaaxle ci projet bi ni mu jógee Njangal fële ñu ko bëggoon a def xaw ma Njangal la xaw ma di tax la ñu indi ko fii ñu ko bëgg a def muy ci wetu stade bu weesoo loolu nag ci biir aussi ñoom seen tawat bokk na ci ñu am jaaxle tuuti ci maanaam jegewaayu armeel yi nekk foofu parce que jàpp nañ ne li ñuy def foofu ba ñu ciy tudd sax defe naa su ma juumul ay sabar ak ay ndaw rabin mu xawle na tey seen xel ñu jàpp ne ñu nit am nañu devoir en tant que ñun maire bi nga xam ne mooy doxal projet bi ñu leeral centre socio-culturel lan moo ko undu par rapport ak armeel bu boobaa nit ñi askan bi tax ñuy def projet bi nañ gën a comprendre lu mën a ànd ak lu mënula ànd damay wax ne dama koy gàttal rek boo ko doon gàttal centre socio-culturel d'abord du pour dancing du pour ndaw rabine du pour fête du pour puukare boo ko seetee ba seet dañuy wax ne ñetti yitte moo ko tax a jóg benn bi da koy jëmale ci askan wi maanaam population yi dañ ne social donc mbirum assistance sociale bu baax a baax dañ ko fay organiser mbirum solidarité sociale boo ko bëggee dëgg ci gox bi foofu mooy place am foofu lañ koy animer foofu lañ koy organiser mbirum toujours ci population yi mbirum xam-xam ak a bëri lu ko intéressé boo commencé ci tout tànk yi li ñuy wax la petite enfance mooy 0 à 3 ans xam nga loolu la ñu tuddee garderie bari na ci population bi ñenn saa yi ñi nga xamante ni dañuy am jafe-jafe ku leen téyel seen doom ndeg seen activité mais foofu yooyu souvent garderie privée moo koy def
mais bu fekkente ni foofu am na centre socio-culturel ci biir centre bi dañ fa mën a organiser li ñuy wax classe passerelle maanaam genre garderie d'enfants public mu yombalal askan wi seen loolu mu may aussi xale boobu mu commencé di miinante ak société bi di daje ak ay moroomam di jàng tuuti ñu koy préparer pour ëllëg bu jotee mu dugg école mu nekk lu am solo ci xale yi. projet aussi ay projet d'initiative jeune ay xale ñun bi ñu nekkee xale daan nañ ci nekk di fowantu di defar ay bateau fii ay gaal fii yu ne yooyu centre bi daf koy organiser waat maanaam gën ko canaliser pour que xale yi ku ci am ay initiative yu am solo yu jëm ci développer say passion centre bi daf lay permettre mu yomb ci yow donc day nekk donc un centre buy promouvoir jeunesse moo tax boo xoolee mbirum stade ak yooyu yëpp jeunesse daf ci am solo mu nekk ne aussi même yeneen classe yu mag yi muy ay primaire secondaire ak yooyu day am accompagnement scolaire ci biir centre bi mën na fa am ay cours de rattrapage ak yeneen donc contenu bi dañ ko mën a organiser suñu bopp ba njëriñ li weesu foofu yëpp même tey yéen bari na xale yi nga xam ne université virtuelle lañ leen orienté centre bi suba ñun mën nañ ko organiser ba nga xamante ne ñoom au lieu ñuy déplacement yu métti yooyu ñii Kër Massar ñii Diamniadio mën nañu organiser ba foofu mu am ay salles yi nga xam ne fa la ñuy toog di suivre seeni cours loolu yëpp di ay yombal ci jëm ci wàllu éducation ak jëm ci askan bi donc ak yeneen donc mën nañu wax ne daal centre la ba nga xam ne day ëmb ay activités ak ay services mu jëm ci population yi mu jëm aussi léegi ci association yi xam nga dëkk bu ne ay association dafa bokk ci li koy doxal surtout association jëm ci social wala jëm ci culture comme ASC ñooñu souvent problème bi ñuy njëkk am mooy problème mu siège social centre socio-culturel day dal di soppeeku nekk siège social bépp association bu ñëw adhéré boo adhéré rek bu la neexee fa ngay defee say réunion bu la neexee fa ngay recevoir say gan bu la neexee fa ngay waxtaane ak say partenaires bu la neexee fa ngay defee ay formation ak yeneen yu mën a doxal sa activité am na sax ay activités ay activités d'association yoo mën a def foofu yenn saa yi aussi xam nga du association bu ne moo mën a am matériel bu muy soxla pour def ay activités mën nañu am foofu benn centrale ba nga xam ne dañ fay def matériel loolu yëpp dañ koy maire bi mën na ko initier association bu soxla ci matériel boobu nga ñëw nga loué nga dem def sa événement boo paree nga delloo loolu yëpp di ay yombal activité bi projet yi sa association bu ci am projet mën nañ trouver foofu ci biir centre bi personnel daf fay am bu la assister nga mën a monter sa projet mën a wuti financement mën a def lu ne donc centre bi c'est un centre de projet pour les associations beneen bi mooy centre la aussi ba nga xamante ne dañuy wax ne centre d'accueil la d'écoute de convivialité maanaam centre bu ñuy dégluwante la centre ba nga xamante ni dañ fay waxtaane maanaam arbre à palabre pénc la ku am ci lu lay soxal ci dëkk bi ngay collectif maanaam benn koñ jékki-jékki gis ne seen koñ bi daal ndox manqué na fi wala nangam ñu créé seen association pour jooy loolu bu leen neexee centre ba lañ koy defee fa la ñuy réunion fa la ñuy waxtaane fa la ñuy wax ak maire donc maanaam centre de démocratie buy développer démocratie locale la askan wi ku ci am lu la tawat lu la wax loo bëgg a waxtaan ak sa morom bu la neexee nga dem foofu donc loolu dafa nekk la nga xamante ni dafa naa ne ku koy dox rek danga yaa ngi defar société ba nga xamante ni société bu ubbeeku la maanaam société la ba nga xamee ne aussi le pouvoir dañ ko partager maanaam population bi bu bëggee agir bu bëggee bokk ci doxalinu dëkk bi centre boobu may na ko lool donc boo seetee bu ma ko doon résumer centre la ba nga xamante ni d'activité ak service la pour population yi centre de projet la pour association yi centre de donc de démocratie la donc local maanaam pénc la d'ailleurs
ñun si suñu conseil municipal dañ ko bëgg a tuddee pencum pencum jalaaw centre social pencum jalaaw loolu tur boobu lañ ko bëgg a jox parce que am penc la ba nga xamante ni tey même sunu mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci nu ñu koy waxee ci autorité nu ñu koy autorité coutumière yi jaraaf yeeg ndey ji réew yeeg ñoom seen xam nga tey amuñu siège amuñu penc comme Dakar centre boobu mën na nekk seen penc fu ñuy waxtaanee fu ñuy organiser seen gouvernement ak seen i réunion ak nas seen i proposition yi ñuy defal maire bi donc loolu mooy njëriñ yi ñuy xaar ci centre bi donc boo ko seetee njëriñu centre bi mën na nekk luy développer dignité nit ñi fi nekk parce que bu fekkee ne ku am soxla boo demee foofu ñu déglu la boo demee foofu ñu dégg la teral la orienté la jàppale la kooku ñu koy delloo sa dignité boo soxlaa formation ñu defal la dañu fay partager sax ay xam-xam ay bénévolat nga am sax xam-xam sawar lool ci joxe ko mën a jàngalaate togg sawar lool joxe ko nga organiser ay bés nga ne da ngay jàngal togg xale yi ndaw yi bëgg jàng togg ñëw yi bëgg a togg jën ceebu jën wala lii lu ne ñi bëgg a def musique ñi bëgg a def laneen am na laneen la nga xamee ne mooy ludothèque mooy tey ay jeu de l'esprit jeu de dame jeu d'échec ay booy xale yi bëgg aussi PlayStation parce que si lañ bokk ñi bëgg jouer ay jeu yooyu électronique dañ cee bokk ñoo ñëpp dañu am buntu tey dañuy am occasion fu ñu ko defee te kenn du leen ne pour du fii donc boo seetee li ma wax yépp lenn bokk ci ak sabar lenn bokk ci ak ndëwraab bi lenn bokk ci ak yu mel noonu ak folklore damay jàpp ne sax en fait donc li ñuy def amul lenn lu mu ñàkk mën a dëkke ak armeel parce que armeel aussi nit ñi dee nañu taxul ñu dëkk ci tristesse ak sëgg boo rombee armeel yi sax nga am jafe-jafe dañuy dund bi daf ci bokk te loolu ñuy xalaat ci centre boobu war a def loolu amul lenn lu nga xamante ni en principe ñàkkul a dëppoo ak loolu beneen bi ci topp mooy que centre bi aussi pour que loolu yëpp ñu mën ko assurer centre socioculturel du lu Sénégal inventé du lu monsieur le maire bi fi nekkoon inventé du lu monsieur le maire bi fi nekk nii inventé lu ñu jëggaani la faneen fu muy doxee réew dëkk bu mel ni France moom ni muy doxee day nekk association bañ koy tëgg association tey mën na tudd centre socioculturel de pencum jalaaw association mën na tudd noonu am statut comme ni association di amee statut bi mooy bind lépp lu ñu bëggul mu nekk fa bu amee lu neexul waa yéen pour mu ne fa dañ naan lii dañ ko fiy tere dañ koy bind mu leer bu amee lu ñu bëgg mu am fa ñu ne lii ak lii lañ bëgg mu am fa parce que statut boobu mooy nekk charte bi nga xamee ne képp ku fay yëngatu si ngay doxe bu ñu paree statut boobu bu amee comme je dis day am ay assemblée générale donc association la dafay am ay adhérents état mooy ki njëkk tey état am na fii sunu gannaaw benn ndawam bu nekk fii di yëngatu ci action sociale ministère de la santé et de l'action sociale kooku tey centre bi day nekk këram ñun maire yi am nañu benn commission buy dox ci action sociale et solidarité foofu day nekk këram bépp ONG bu ñëw yéen bëgg dox ci mbirum social ak culture ak sax même économique des fois foofu day nekk këram fu muy dajeek nit ñi association bu yëngatu ci loolu da ngay bokk ci da ngay nekk membre donc centre bi donc ak bénévolat ak ñeneen donc képp ku yaakaar ne li ngay dox ànd nag centre bi da ngay bokk ñooñu ñooy constituer assemblée générale bi assemblée générale boobu day dal di créer conseil d'administration boobu donc day nommer directeur boobu day jël ay personnel parce que lépp lu ñu soxla day am personnel day am aussi ay commission technique yu accompagner centre bi ñeenti commission ñu ngi ko ciy xalaat bi ci njëkk day nekk commission ludothèque par exemple mooy mbirum xalaat yeeg ñoom seen yooyu enfance ak famille beneen bi day nekk mbirum mën nañu wax association bénévolat yooyu beneen bi day nekk mbirum jeunesse beneen bi day nekk mbirum développement social local
yooyu commission ñooy tënk lu ñuy wax le projet social bi nag projet social pluriannuel lay doon ba nga xam ne ñeenti at ci kanam dañ naan centre bi kat lii la ñu bëgg mu def ko lii ak lii ak lii mooy mbiram lii mooy budget lii mooy nangam lii mooy nangam noonu la centre ba nga xamante ni boo ko defaree noonu centre bi du aw fu ko neex du def lu ko neex li ci nit ñi bëgg moom lañ ciy def ba tax na fi may jeexalee ci loolu mooy que ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo am tuuti jàqare ci projet bi nañ xam ne leeral boobu ñu indi ñoom pour ñoom la d'abord ak pour les populations parce que dafa soxla ñëpp xam lu ko tax a jóg mais beneen bi mooy que dañu soxla ñun dañ fi nekk pour amal njëriñ population yi donte ne donc bu amee benn ci population yi bu jóg rek am lu ko naqadi dañ koy déglu ñooñu nañ xam ne kat monsieur le maire tàllal na leen loxoom pour que bu fekkee ne explication yi ñu joxe dese na leen a doy ñu ñëwaat ci maire bi ñu gën a waxtaanaat du ñu forcer kenn du ñu fi def benn gouvernance par force waaye aussi bëgg nañu kuy indi contribution mu nekk contribution bu constructive maanaam bu ñëpp bu amal ñëpp njëriñ loolu laa doon bëgg a leeral askan wi. waaw leneen li may préciser mooy que centre socioculturel bu Yène bu Matam bu Paris ak bu faneen mën nañu bañ a bokk exactement nu ñuy doxe ak contenu parce que dañ ne centre socioculturel te ñëpp xam nañ ne ku ci nekk ak sa culture ku ci nekk ak sa religion ak sa ngëm-ngëm donc biir centre socioculturel bii nga xamante ni ñun moo nekk Yène bu ñu koy tabax comme ni ma wax lañ fay def ñooñu nar a nekk membre muy association yi muy état muy commune muy famille collectif d'habitants yi ak ñëpp ñoom ñooy tëgg li ñuy wax le projet social maanaam ban société la ñu bëgg centre bi def ko ci sunuy gox bi bu fekkee ne bëgguñu tëgg am fa mais dañ koy bind mu leer tëgg du fa am bu fekkee ne bëgguñu mariage kii am fa loolu ñu wutal ko beneen place parce que spécificité bi mooy peut-être armeel yi wala mooy peut-être laneen wala mooy peut-être laneen loolu yàqul centre mook moom a ànd parce que ñëpp mënuñoo bokk benn façon bu ñuy doxalee seen centre parce que dafa am njëriñ bu ñu soxla ci moom am lu ñu si soxlaawul nañ dindi li ñu soxlaawul jël li ñu soxla du yàq dara ci li ñu soxla loolu moom moo ci am ba nga xamante ni loolu dafay des si ñi ko tënk ñi ko ŋànk lu ñu ca bëgg rek moo cay am moo tax ma ne la lu ñuy waxtaane la dañuy wax ne sax le projet de société ñoom ñooy toog diagnostiquer seen société am ay objectifs de mission d'impact social yu ñu soxla ñu ne lii ak lii lañ ci bind pendant 4 ans lii mooy programme bi bu yooyu jeexee ñu santaat ko ñu saytuwaat ko ainsi de suite ainsi de suite. waaw damay wax ne aussi mbir mi bi muy sumb am na ci ñenn ci population yi ñu ñëwoon seet si monsieur le maire ñooñu nag damay préciser ne ci li ma xam ba ñu njëkkee ñëw ca monsieur le maire délégation boobu njëkk ay parcelles yu ñu fa am moom lañ doon jooy la leen monsieur le maire tontu woon mooy kat fii kat kenn waru fee am parcelle parce que place la bu ñu réservé woon ci biir lotissement bi ñu réservé woon ko pour parking du stade municipal donc ba tax na sax ñun lu tuuti lañ ci jël pour mën a satisfaire suñu projet waaye am na aussi beneen deuxième délégation ci information bi ma am avec monsieur le maire ñu ñëwaat seet si ko ñooñu bi ñu ñëwee dañu doon wut si ay leeral comme yii point yii mooy leeral yi ñu junj fii léegi ñooñu aussi ba leen monsieur le maire leeralee comme leeral yi ñu def léegi la ñu fa jële daal mooy seen xel dafa daloon ba ñu dem ci gannaaw si nag la intervention bi am ca site ba am fa mu waral tey jii ñu ñëwaat jàkkaarloog askan wi pour gën a leer. waaw bon am na ñi nga xamante ni aussi dañuy gis ci projet bi ñu wax ay salle de spectacle ak yooyu may fàttali ne projet centre socioculturel état du Sénégal ak AGETIP dañ ko def benn plan classique maanaam benn plan ba nga xam ne ñëpp ko nuróole donc benn plan d'architecture la de base mais ay contenu bi ku ci nekk yaa koy doxalal sa bopp mooy li ma doon leeral léegi
ba nga xam ne bu waas yenn ne salle de spectacle bi spectacle du fi am spectacle bokk fa salle boobu mën na servir lu bëri ay formation ay réunion ay projection de film exposition artistique ak yeneen lu nekk mën na dem donc salle polyvalent la lu nekk mën na ko doon effectivement bu fekkee ne salle de spectacle dafa nekk soxal pour askan bi pour jeunesse bi dafa fekk ne ñun bu ngeen fàttale ko suñu projet de campagne bindoon nañ ca aménagement de 2 collines colline de Niayem Ndiot ak colline de Kosi Ndiagal et que effectivement projet boobu ñu ngi ci di ko dox et que ci biir colline de Niayem Ndiot ci projet boobu sunu xalaat bu am solo mooy que foofu dañ fay def ay centre de spectacle bu nga xam ne moo gën a yaatu ay salle de spectacle lu ne mën na caa nekk mën na sax recevoir orchestre wala leneen concert ak lu ne donc du nekk sa mbir mu ndaw loolu mu ngi ci sunu programme te am na benn partenaire bu ñu commencé waxtaanal maire bi di ci waxtaan ak moom partenariat public privé ba nga xam ne loolu mën na saafara problème boobu